Abonnez-vous sur votre chaîne OSR Monde et activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. ngeen partager vidéo bi yéen ñëpp aussi. Yaya Ab, big up patriote, big up à toute la jeunesse, big up à tout le peuple. Vraiment big up bi moom ñëpp Sénégal yëpp ko bokk quoi. Sénégal yëpp peuple bi yëpp toute cette génération debout ñëpp ñoo moom cër bi ñoo moom wàccuwaay bi big up pour taxaw bi ngeen di taxaw seen réew. maa ngi leen di nuyu maa ngi leen di ziar yéen ñëpp foo leen mënta nekk si àdduna bi. ni ngeen partager vidéo bi Khadijatou Aïdara big up à toi aussi, big up à tout le monde. Kamou big up à toi mon frère. jaajëf Mohamed Ngom patriote maa ngi lay ziar maa leen di nuyu yéen ñëpp maa leen di ziar yéen ñëpp mes frères et sœurs patriotes et suñu papa yi suñu tante yi suñu maman yi on n'oublie personne suñu sëriñ si et big up le respect c'est pour tout le monde ñëpp jug taxaw ñëpp jël seen temps ñëpp jël seen énergie def si personne n'est plus méritant que l'autre ñëpp tout le monde vous devez vous tous être fiers de vous képp ku xool sa bopp ci seetu da nga am fierté comme quoi que ni taxawal nga sa drapeau taxawal nga dëgg taxawal nga justice. Love you too Malick bro, love you too bro, billahi beaucoup de fierté pour cette jeunesse debout, pour cette jeunesse digne. lii la réew di xaar ci ay doomam lii la ab réew di xaar ci ay doomam donc ku nekk ci yéen boo xoolee sa bopp na nga fier ci yow. li tax nga war a fier ci yow mooy jug nga taxaw pour dëgg déjà à la base ku jug taxaw pour dëgg jug nga xeexal yàlla ngay xeexal parce que moom mooy alxaq. képp ku fekk injustice nga jug ne du ci dal soo xoolee sa bopp ci seetu quel que soit ñoom ñi ñu yónnee lu ñu la mën a taxé warul frege ñeente en tout cas sa aqulaay taala xam nga ni jug nga pour dëgg te loolu tu dois avoir la conscience tranquille mooy jug nga pour dëgg jug nga pour sa réew tu taxawoo fa rek daal ni man de sama yoon nekk su bàyyi ma toog fële jug nga ne serait-ce que nga wax ci jug nga sax nga wax ci. donc ku nekk ci yéen na xool boppam ci seetu fier ci moom respect bi ñun ñëpp ñoo ko bokk cër bi ñun ñëpp ñoo ko bokk nag ku nekk fier ci moroomam fier ci boppam fier ci génération bi ci jeunesse bi fier ci toutes les personnes yi jël seen responsabilité parce que du ñëpp jël seen responsabilité am na ñu ko fuir am na ay porteurs de voix yu fuir am na ay nit yoo xam si nii li Sénégal di dund waxuñu ci intéressé wu leen ña ngay xool fan la vent bi tourné am ñoo xam dernière minute la ñuy ñëw dañuy xool combat bi ça fait 1 mois kenn du dégg kenn te bañ waree wax kenn xamul ba kañ lañ war a wax parce que teg nañ seen bët ci dëgg bu yàgg xam nañu xeex bi bu yàgg commencé na. am ñoo xam dañuy xool ban tournure la jël ñuy doogoo ne dañuy engagé wu mais ba tey baax na ku engagé wu ñu jël bañ koo def rek moo bon. ñi nga xamante ne nee na ñoom seen yoon nekku si waxuñu ci publier wuñ ci ñooñu askan baa ngi leen di gis on vous laisse avec votre conscience. maa ngi leen ni li may njëkk a wax mooy li ñuy combattre dafa rëy trop xawma nag xam nañ ko wala xamuñu ko ñun li ñuy taxawal dafa rëy trop te dafa déterminant pour suñu avenir réew ëllëg. xam nga li tax mu déterminant pour suñu avenir réew ëllëg suñu kilifa diine yi seen intégrité la ñu laal il faut ngeen partager leen vidéo yi il faut que Sénégal bi yëpp xam loolu li tax combat bi ñu koy mënee il faut que Sénégalais yi xam ko suñu kilifa diine yi dañoo laal seen intégrité suñu kilifa diine yi il faut que ñu xeex bi ñu xeex li tax ñu koy war a xeex mooy buñ ci paree bépp président bu fiy ñëw ak loo président ak galon boo mënta takk ñi nga xam que ni dafa am kiiraay bu taxaw da nga xam lu benn force bu nekk sa ginnaaw mooy suñu kilifa diine yi seen ndigal a été bafoué seen intégrité a été bafoué seen kàddu a été bafoué. combat bii nag pour bu ëllëgee ñu ceinturé waat respect bi war a am ci suñu kilifa diine yi lay doon ba président bu fi mënta ñëwati. quel que soit doole boo mënta am quel que soit pouvoir boo mënta am di nga bàyyi xel suñu kilifa diine yi parce que président warul am sañ-sañ ak doole wu bafoué suñu kilifa diine yi encore une fois li jëmale suñu réew suñu ëllëgu réew la ñu nekk di xeex instant bi nii parce que président bi ñëw ëllëg dina xam que ni lu ma am doole su ma bafoué kàddu kilifa diine yi askan bi dinañ wax ak man parce que nag xëy na yéenay suñuy kilifa nii ci aada mais dañoo am suñuy kilifa fa yàllaawu te loolu mooy dëgg ci ñun. ñooñu ñun duñu kafe seen kàddu ñooñu ñun duñu kafe seen intégrité donc
ni ñu war a taxawee mooy il faut ñu wan président yi war a ñëw ëllëg lu ngeen am ay pouvoir na ngeen bàyyi xel suñu kilifa diine yi seen kaddu seen ay conseil seen ay ndigal seen ay préoccupation te buñ leen woowee taaj leen da ngeen déglu liñ leen di wax ñoom ñoo leen ëpp sagesse ñoom ñoo leen ëpp kaddu ci askan bi tey jii nii kilifa diine yi liñ am ci askan bi président yi amuñu ko donc il faut ñun ñu dooleel suñu kilifa diine yi parce que gis nga lii nii war ma bii nii kiiraay la boo xam ni ñoom dañoo bëgg léegi def suñu bopp yi comme quoi que ni les kilifa diine sont impuissants dañoo bëgg jeunes yi wan ni que ni les kilifa diine dañoo fragile ils ne sont pas si puissants que ça vu que ni mënaluñ dara Macky Sall ñoom loolu lañ bëgg dañoo bëgg a def loolu suñu bopp pour que léegi gars yi fi bëgg a indi seen lobby yeeg yu mel noonu xam que ni fii daal amatul benn président buy bàyyi xel kilifa diine yi dañoo bëgg léegi jeunes yi bàyyi xel que ni kon am na ñu féete kaw kilifa diine yi kon président am na président bu féete kaw kilifa diine yi maanaam loolu dañoo nekk dañu préparer psychologiquement comme quoi que ni am na léegi daal président toll na foo xam ne dootu sax déglu kilifa diine li ko bëgg a def lay def bu xëccee ay policiers ma koy dara du ko ci fekk attention le fait que ñuy ñàkkal war ma ni kilifa diine yi c'est bien calculé le fait que ñuy ñàkkal war ma kilifa diine yi dañoo bëgg wàññi seen doole ci ñun il faut ngeen comprendre que ni kilifa diine yi fa yàllaawu la ñoom ñooy suñuy kilifa fa yàllaawu fii nii ci Sénégal waruñu nangu kenn fragiliser leen wala kenn wàññi seen worma ba tax na lii ñuy xeex di nañ ci boole waale protéger kiiraayu suñu kilifa diine parce que stabilité réew mi dafa nekk ci seeni loxo ñoom ñoo mën na askan bi teg leen ñu teg ñoo mën ne askan bi yëkkati leen ñu yëkkati bu fekkoon du woon ñoom ba léegi Sénégal tàkk na ëllëg ñoom dinañ toog ba nga xam si ñoom dinañ am seen kuréel goo xam si ni benn cercle des sages lay doon bu président bu mbir yu amati ni amee dañuy convoquer cercle bi mu toog ñu convoquer parti yépp ñu toog ñu trouver ay consensus il faut que ñu protéger warma boobu yàlla dañoo may warma boobu mooy warma kilifa diine yi bu leen ko di fàtte dëkk yi tàkk yépp c'est parce que benn président kaset dafay nekk amul keneen ku muy waxal lu ko neex def ñun li ñu yàlla dimbale mooy dañoo am beneen cercle bu nekk ci kaw mooy les kilifa diina te loolu ñooñu noonu pouvoir bi ñuy am mooy bu ñu waxee askan bi daa war a teg bu ñu waxee président bi da leen a war a bàyyi xel ba buy décider mu bàyyi waale xel ñoom ak li ñuy peser loolu mooy sunu kiiraay donc bu ñu nangu mukk nit foowee kiiraay boobu noonu seen intégrité ils ont leur mot à dire te fu ñu ko waxee dafa war a peser ci bopp président boo mënta doon président boo mënta doon suñu kilifa diine bu ñu waxee dafa war a peser ci sa conscience président buy wax que ni dégg naa leen mais faalewu ma leen warul toog ci réew mi wala bu ko defee askan bi war nañ koo wax que ni dangaa salfaañe dangaa manqué de respect war ma suñu kilifa diine kon yow amatuñ ci yow respect loolu mooy li ma bëggoon a njëkk a développé bëgg naa ngeen partager vidéo bi nit ñëpp ñu xamee ko noonu li ñu nekk di combattre du rek ay tëj nañ Auchan ba démocratie nangam sangam lu ko gën a puissant lañ nekk di combattre ne nii suñu ëllëgu réew suñu kiiraayu réew suñu toogaayu réew la ñuy nekk di liggéey ci guddi yi ñu toll nii moo waral suñu manifestation yi ñu def beneen bi ma bëgg ngeen bàyyi ko xel mooy ñoom ñi nga xamante se ni génn nañ wax ki ma ci gën a respecté mooy Alioune Badara Cissé malgré que bëggoon naa mu jaar ci digg bi au moins moom am na lu mu wax ak président bi nee na ko déglul sa askan affaire terrorisme yi ñu bëggoon wax génnee na ko ne la xoolal waxi terrorisme moom teg leen ko fële wax na leen ko teg leen ko fële parce que loolu bu njëkk lu yéen wax ñu leen wax que ni am na ay nit yuy prêcher loolu ça n'a rien à voir ak combat jeunes yi wax na leen que ni jeunes yi dañoo sonn colère bu yàgg bu ñu dajalee moo waral ñu def lii ñu def moom au moins waxul lépp nag mais wax na moom jël na ses responsabilités il a parlé il a demandé au président d'écouter le peuple moom laa ci gën a dégg ay kàddoom moom laa ci kase laa ci déglu ay kàddoom yeneen naafeq yépp yu wax waa léegi yéen xanaa da ngeen a fàtte wax président ne ko xam nga yéen ñëpp ñu wax yépp gis nañ moo bi ngeen di codé yéen a ngi naan nous remercions nos forces de l'ordre parce que yéen a ngi jéem a jënd les forces de l'ordre ci beneen côté nous remercions nos forces de l'ordre parce que patati patata waaye yéen léegi da ngeen a fàtte wax seen président ne ko président yaa ngi tiire ci sa askan li tax yéen waxu leen ko yéen li tax waxu leen président Macky Sall yaa ngi rey sa askan jamono ji nga jëlee say doom ñu nekk New York di def seen fête
di béggee di fecc seen musique du ñu kokkali jamono boobu yow yaa ngi wax nit ñi ñuy tirer à balles réelles di rey ay sénégalais sa waa askan yi la fal président yéen ñi jël kàddu yéen ay naafeq yu bon ngeen lan moo tax ngeen di muus nu foog ni yéen ñu gën a muus lu tax newu leen président de la république dans un état de droit naka nga mën a embaucher ay nervi lan moo tax amul leen la sincérité de dire à ce président que moom moo jël ay agresseurs armé leen contre le peuple gis ngeen vidéo yi topp nañ leen xam nañ ñan kër lañ dugg kër yooyu yëpp xam nañ leen ci waa APR li ñu bëgg a xam mooy li war a waral démission ministre de l'intérieur policiers yi war nañ ñoo wax ban ordre lañ am bu leen wax que ni bàyyi leen nervi yi ñu yor ay yat ak ay pistolet di fonctionner ci dëkk bi du leen rombe bu leen téye ordre boobu ci kan la jógee nañ ñu wax que ni bu dee ci préfet la jógee nañ ñu ko wax bu dee ci ministre de l'intérieur la jógee nañ ñu ko wax de toute façon le ministre de l'intérieur doit démissionner dañ ko war a jëlee de ses fonctions parce que bi kilifa yi waxee sax di jéem a tempérer di wax ci kalaama bu rafet ñoom dañoo ñëw gëdd réew moo xam ne kilifa diine yi wax nañ tempérer seen kàddu mu ndaw ministre bu xale bu ndaw ñëw wax menacer gëdd ñu am seen plan de communication boo xamante si nii dañ ni nañu wax que ni ay terroristes ñoo ñu topp yéen a ngi leen di dégg de wax leen kilifa diine yi ñoom instant bi nii ñoo ngi bëgg a taal réew mi loolu moo tax le mot terroriste ñu koy utiliser dem bindulu ay nit yu nekk ci yeneen dëkk nan leen ay benn waay bu rayoon benn nit moo wut ay organisé parce que pétrole ba nangam sangam ne ay wax leen sëriñ si ne ñoom ñi ngi dem di wuti ay lay pour mën a taal réew mi de manière légitime luñ ko légitimer la ñuy wër wax leen loolu suñu sëriñ si ne leen on est en danger wax loolu nañ Aïssatou Tall Sall mu dem ci journal ba mu wax ay fen yu leer te ci fen yi dafa utiliser ay mots yu grave la utiliser wax leen suñu sëriñ si ne yónnee nañ Aïssatou Tall Sall mu def benn discours daal di wax que ni ay forces yu jógee extérieur yu ànd ak kat diw yoo doon def ay nangam ak sangam ñoo songu Sénégal wax leen suñu kilifa diine yi ñu ngi jox beneen porte ay yeneen nit pour ñu ñëw songu ñoo seen armée wax leen suñu kilifa diine yi suñu réew est en danger wax leen suñu kilifa diine yi ne ñu ngi yónni ay nit ci seen ay discours ñuy wax ay mbir dimbali leen yéen ñi leen jege nee leen yónni nañ Idrissa Seck mu wax ay wax yoo xamante si nii ma ngay tudd ay mbir yu garaaw di ña ngay woo communauté internationale bëgg leen a gëmloo ay yeneen wax yu dul dëgg yónni nañ Aïssatou Tall Sall mu dem ci seen journal yi wax fa ay wax yoo xamante si nii ay waxu fen la yoo xam ne dañoo bëgg a légitimer instant bi nii seen attaque yi ñu bëgg a def ak seen militaire yi ñu fi bëgg a indi wax leen ko ñu dégg ko dimbali leen ngir yàlla wax leen kilifa diine yi que suñu politiciens yi rusuñu leen parce que instant bi nii ñu ngi am benn façon fen bu garaaw ak complot bu ñuy waaj dimbali leen ñu ngir yàlla ngeen wax leen ko parce que kilifa diine yëpp ñu ngi Sénégal fii la ñu fanaan seen doom yi fii la ñu fanaan seen taalibe yi fii la ñu fanaan wax leen que ni yónnee nañ Aïssatou Tall Sall def na ay discours yoo xamante si nii discours yooyu mu def dafa am luñ ci namm waxuñu la vérité dañoo jël combat bi nga xamante si nii ay jeunes ñu ngi koy mëne toute une génération bu jug taxaw di xeex ak yelleefam parce que xam nañ que ni dëkk bi ñu nekk dictature la ñu imposé ñu toog di ko dund boobu ba léegi ñu koy dund jeunes yi di dajale di dee ci géej gi ñu leen di xoqatal ku wax ñu yóbbu la garde à vue ku wax ñu tëj la kenn dootul marche opposant bu jug ñu boole la ak justice dagg sa bopp jeunes yi di dajale lekk ñu liggéeyuñu géej gi di leen jeexal ñu boole ci di leen dóor Covid bi ñëw ñu tëj leen ne leen du ngeen liggéey te tëj bi yépp ñu ngi ci jublu lu dul Dakar ak Thiès parce que xamoon nañ ni fii leen jëm si wax leen suñ kilifa yi lii lépp c'était préparé booy yi nag ras-le-bol boobu dañoo dem fekk benn injustice bi moo déclenché mbir mi injustice boobu yéen Sénégal yépp teg ngeen ci seen bët mooy ki leen jaaxal xamuñu fu ñu koy jaar muy le président Ousmane Sonko lañ ni nañ gaaw dagg ay tànkam président boobu lañ gaaw dagg ay tànkam moo waral ñu def seen complot bii ñu def bi mu demee ba commencé jël yenn forme ba président bi dem ci wuy ji ñu xam ne kon lii day yomb parce que xalaatuñu woon ne président Sonko day wuy ji dañ doon xaar mu bañ a dem ñu créé ba bu ko bañ créé woon bu njëkk ba bu ko defee ñu am yeneen lay mais comme na jug na dem di dem ñu créé waat beneen bu ko def trouble à l'ordre public te ñoom bi ñuy def trouble à l'ordre public recruté nañ seen i nervi ba pare tout ça était préparé
tout ça était préparé man wax leen benn dëgg réew mi ñu yor di ko tudde état de droit du état de droit parce que président gouvernement bi ak waa APR ñoom préparé nañ ay nervi bien avant tout ça armé leen. bal leen ma la famille réseau bi mooy daw di dem ñooñu recruter seen ay nervi créer chaos bi ñooñu ñoo indi trouble à l'ordre public. nit boo xamante si ni nekkul woon ci mbedd dugg ci otom doon wuyu justice kooku mënul def trouble à l'ordre public encore pour une fois pour wax leen que ni dañoo bëggoon créer boucan pour jël Ousmane Sonko non seulement am lu ñu ko téyee mais am leneen loo xamante si mën nañ koo yokk ci dossier parce que seen dossier wu viol bi sëriñ si xale yu ndaw yi jigéen ñi ña daan xeex les droits de femme de la femme ñëpp a jug taxaw leen seen viol affaire de viol bii ngeen fi wax. ab nit boo xam ne nee ngeen gendarmerie dana ko demal ñu violé waat la ab nit boo xam ne ñaari fetal la yoroon dem di violé ci nit foo xam ne ay nit a fa nekkoon kañ doon violé génn di maye xaalis yor xaalis boo xam ne ma ngay proposé nit sax ay 100 000 ma ngay snap ma ngay def lu ko neex Sénégal yépp jug na leen seen wax viol bi teg leen ko ci suuf ñu xam ne viol bi daanu na ñu bëgg a wut leneen moo tax keroog ñu def le tout pour créer le chaos loolu nag ñu def ba jàpp président Ousmane Sonko te ci leen jàppe woon Karim Wade ak Khalifa Sall loolu moo dajeeg ras-le-bol bi askan bi doon dund loolu moo dajeeg ras-le-bol bi askan bi doon dund ñépp jugandoo à partir de injustice boobu noonu ñu ne tudd ci le mot démocratie buñ ci tuddee le mot démocratie ça veut dire que ni tout est remis en cause mooy li waral ñu mën a def loolu opposant Karim Wade def ko Khalifa Sall c'est parce que démocratie ba moo fa abatul askan bi nag dina ni ñun ñëpp dañuy bañ léegi lii amatu fii toog sa nguur di dicter lu la neex di rey ku la neex loolu far bu nekk nag benn soulèvement populaire donc wax leen suñ kilifa diine yi ña ngay yónni seen ay nit di fen di jël combat bi pour hold up ko tuddee ko na leen dans le seul but de légitimer seen armée bi ñu bëgg a woo xam ngeen li ma leen wax na ngeen ko xamee noonu na ngeen ko wax suñu sëriñ si ñu xamee ko noonu ña nga yónnee di fenal askanu Sénégal fii terroriste amu fi dama ne soulèvement populaire bi c'est spontané ça fait longtemps nit ñi di ko di jooy di mer lekkuñu naanuñu ñu tëj leen couvre-feu boo xam ne c'est pas justifié nit ñi di dee ci géej bi gis ñu seen président nit ñi gis na seen président ci seen tour ci seen avion ci seen xaalis jubali ne ba président ba France ne je suis Charlie ci nit ñoo xam ne dañoo saaga woon yanant bi nit ñi gis na que ni bërki démb Macron dafa soj la def président bi génn massawu ko ndax soj boobu mu def nit ñi gis que ni Macron dafa rek soj président bi communiqué ci soju Macron tey jii ñuy rey ay doomu Sénégal Idrissa Seck ne loolu lu ñaaw amu ci ñi ngi féliciter force de l'ordre ndax bu doon yeneen dëkk yi la dana ëpp moor yi dana ëpp Idrissa Seck nee na bu doon yeneen dëkk yi la moor yi dina ëpp kon force de l'ordre ay jàmbaar lañ 12 morts kese moo am ñuy rey ay doomu sénégalais ñuy tirer à balles réelles ci ay doomu sénégalais ay nit yoo xam ne seen àq ak yelleef la ñuy wax démocratie la ñuy wax démocratie yoruñu benn arme yow nga jël ay mercenaires ay nervis armés ñu nekk ci dëkk bi di tirer ci sa peuple jëloo sax benn instant nga taxaw massawu sa peuple tax jàkkaarloog ñoom benn bakkan waru woon rot benn bakkan bu rotoon ki waroon na njëkk a wax mooy le président waxul ak askan bi mais kii est-ce que am na xol mais kii est-ce que xam na lan mooy Sénégal kii est-ce que xam na lan mooy la patrie même su fekkee daa mer même su fekkee rancunier la même su fekkee ne nit ku bon la waroon na am benn minimum d'humanisme bu nekk ci moom mu ne maa ngi masawu Sénégalais yi lii bëgguñu woon mu demee nii ana président ba nit ñaa ngi dee ma ngay mattatu ba jamono ji yaakaare que ne bi nit ñi dee dana am nu mu ko def mu yónni Antoine Félix pour mu menacer wat Sénégalais yi pour mu gën a tëkku Sénégalais yi pour mu jël Sénégalais yi réduire leen à de simples terroristes yu nekk ci mbedd bi jamono ji nit ñi di dee ay doomam nekk ca caw di def la fête ñoom ak doomu Idrissa Seck ñu yónni Idrissa Seck pour mu ñëw di salir le président Ousmane Sonko pour mu ñëw di bëgg a réduire à un tout petit le président Ousmane Sonko ñu yónni Idrissa Seck pour mu wax ak waa communauté internationale di fen ci ay mots terroristes ak ay attaques yoo xam ne si ñi koy coordonné ñu ngi ci àdduna bi tout en sachant que ne dañ koo dicté li muy wax naa fekk boo xam ne Sénégal Idrissa Seck nekk mbokkam sax gàccale ci Sénégal du nitu Thiès Idrissa xamul luy nitu Thiès
fii combat yi fi gën a mag combat yi fi gën a noble waa Thiès ñoo ko mëne révolution yi gën a kawe la buur yi gënoon a jàmbaare Thiès la ñu jóge Idrissa Seck Thiès daa jaar nii moom mu jaar nele nitu Thiès mooy jàmbaar nitu Thiès mooy kuy taxawal réewam nitu Thiès mooy nit koo xam si ni musoo sëgg dem leen ngeen jàngi histoire Idrissa Seck est tout sauf nitu Thiès xam ngeen ko xam ngeen fi mu bokk xam ngeen ñi muy fréquenté heureusement bu fekkee ne am na loo xamante si nii dinaa ci tàccu le président Macky Sall leen na kese laa mën a tàccoo le président Macky Sall heureusement 2019 nga nekk président heureusement parce que bu Idrissa Seck nekkoon président sénégalais yi imaginez leen catastrophe boobu noonu la famille imaginez leen catastrophe Idrissa Seck nekkoon président wu sénégalais yi oh alhamdulilah alhamdulilah yow suñu borom ñu ngi lay sant bi nga 2019 buggu sañoon Ousmane Sonko nga koy jox mais bi nga ko joxalee Ousmane Sonko alhamdulilah bi nga bàyyee Macky mu sàcc ko alhamdulilah bi nga bàyyee Macky Sall mu sàcc ko parce que imagine leen bu fekkoon ni Idrissa Seck mooy sunu président guddiñ toll nii nee na 12 morts kese la lu ñaaw amu fi force de l'ordre yi maîtriser nañ ko bu doon yeneen dëkkil dana ëpp 12 morts lii mooy ay waxam allahu akbar ana Macky Sall Macky Sall seen waa peuple ñi ngi dee y a eu plus de 12 morts sa waa peuple ñi ngi dee mu bëgg leen waxal yéen donneur de leçon yi ñu naan ma waaw fi ngeen di toj fii lii ay sénégalais fay liggéey mais yéen xanaa xamu leen enjeu yi xanaa xamu leen enjeu yi yéen li ñu leen wax ni démocratie bi tax nit ñi wàcc ci mbedd bi xanaa xamu leen ni démocratie boobu moo war a jur ay liggéey ëllëg xanaa xamu leen ni liberté boobu moo war a jur ay liggéey ëllëg moo war a tax sénégalais bi am jàmmam fii mu nekk xanaa xamu leen ni lii ñuy xeex nii fii ñuy taal nga ni dañoo taal station boo xam ni ka fa doon liggéey sénégalais la d'accord mës ngaa gis une révolution bu amul dommages collatéraux da ngay xam li nga bëgg bu nga yaakaar da ngay tëdd ne la yow ñu ne la non tout va bien kii nañ kër gi peinture nañ ko lal baa ngi kaay to déedéet yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu bëggee am dëgg xaañ nañ ko toj bopp bi topp nañ ko di ko jiiñ njabarkat woo di ko yuuxoo muy ba finalement muy doog a am jàmm Cheikh Ahmadou Bamba amul lu mu dundul man El Hadj Malick amul loolu dundul ak suñu mag ñu baax ni tubaab bi dafa taxawoon seen kanam di leen fitnaal te pourtant yàlla ñoom la àndal mais da leen a bàyyi ñu jaayante ba daan tubaab bi doogay am jàmm képp ku bëgg jàmm tu dois être prêt pour aller jëli ko jàmm boo toogee jàkkaarloo ay naafeq ay nit yoo xam ne gëmuñu yàlla ragaluñu yàlla pour nga am jàmm foog nga xeex pour jot ci sa jàmm donc téye leen seen leçon de morale yi naan ñu fan toj ay sénégalais fa doon liggéey fan kii sénégal fa liggéey sénégalais yooyu nañ xam nga ni ñoom ñoo waroon jiitu ci xeex bi parce que lii ñuy xeex bis buñ ko téyee ñoom waxuma la dem sax di liggéeyantu ñu leen di fay ay mais ñoom suñu bopp mën nañu am seen station bopp ñoom seen bopp mën nañu am seen i Auchan wu bopp mën nañu am seen i magasin wu bopp c'est parce que dictature la ñuy dund ak corruption système bu corrompu moo tax ñoom ñu dem ñu leen di fay sax ay miet ba nga naan perte nañ seen liggéey am nañu perte seen bakkan pour liberté sénégalais yi Guy Marius Sagna instant bi may wax yéen mi ngi ci kaso bi ñu ko doon torturer kon kooku noonu soo jàkkaarloog man ne ma diw perte na liggéeyam kenn bëggul kenn perte liggéey mais combat boo gis il faut que tu te poses des questions xamal enjeux yi da nga war a xam c'est quoi les enjeux nga toog naan ma arrêtez vos leçons de morale ñun xool ñoo leen gën a bëgg Sénégal ñun Sénégal bëgg Sénégal moo waral ñu bàyyi suñu lépp instant bi dañoo tayle suñu bakkan suñu liberté instant bi ñu ngi ñuy wër fii la ñuy fanaan tey suba ñu fanaan fële bu ñu ne bu fu ñu gis dañu ciix soit nerf yi la ñuy boole ñu rey ñu wala ñu boole seen alkaati yi ñu téye ñu pour ay motifs yoo xam ne defuñu ko. Guy Marius Sagna mi ngi ci kaso bi Alioune Sall bu Y'en a marre ñu ngi koy topp depuis ay alkaati ñu ngi koy topp fu ne ñu ngi ko koy topp ñun ku nekk si ñun ñu ngi lay wër di la topp. li tax ñu koy def dañoo bëgg suñu réew moom boppam bëgg suñu réew am liberté ba suñuy doom mën fee liggéey ku nekk am sa chance étudiant bi bu jàngee ba am ay diplôme ngi doot mu ñu bàyyi ko mu am liggéey ñu ne ko doo fi liggéey suñu jarbaat yi bokk APR ñoo fiy liggéey loolu moo tax nit ñi di xeex financement xaalisu Sénégal yi bu génnee ñu ne jarbaatu kii bokk APR wala ki xam xaw ma nan fay kooku noonu ko gère ki ko xam kooku lañ koy jox ak ki xam keneen ak kan alors que Sénégalais yépp ñoo ko moom loolu la ñuy xeex loolu bis buñ ci jotoon mais dañuy am jàmm après parce que ku nekk sa mérite dañ ciy jot
mais comme loolu amu fi il faut ñu xeex pour mu am fi arrêtez d'être hypocrite bàyyi leen di faire semblant bu leen gis que am na ñaari dégâts yu ci am après fu ñu taal wala mu am quelque fu ñu saccagé ngeen bëgg a jël combat bi yëpp ngeen tënk ko ci loolu di jox ay leçons de morale artistes yi def naafeq di wax PO Sénégal de Free Sénégal wax leen wax ji jaar leen ci digg bi bu leen ragal ay buñ sañoon nga waxtaan ak sa xel ku doon waxtaan ak xelam du mooy Cheikh Mourtala yàlla na fi yàgg te wér ku doon waxtaan ak xelam du mooyu Khalifa Medina Baye ku respecté woon Sénégalais yi du bàyyi ñuy rey Sénégalais yi waxul benn mot yéen depuis 1 mois ngeen waroon a ibbi seen gi ñu wax parce que injustice bi depuis premier jour ngeen xam ne bu ngeen ci waxee waxu leen pour ay parparloo politique mais da ngeen ci wax parce que da ngeen di gis jaay doole ngeen teg ci seen bët ngeen gis injustice ngeen teg ci seen bët ngeen gis tentative de liquidation ngeen teg ci seen bët boobu ngeen am légitimité wax kon su ngeen bàyyee ba tey ñu naan ñu que la paix revienne dans mon pays Sénégal dëkku teranga la xamuñu woon lii loolu waxul naafeq la jaar leen ci digg bi ngeen wax ji dictateur bi nekk fii di xoqatal seen askan wax leen ko portez vos couilles arrêtez de faire semblant et de tourner autour téye bii mu téye Ousmane Sonko xam ngeen di téye arbitraire la nee leen ko faal mun leen nga ni ko bàyyil jàmbur bii nga téye le président Ousmane Sonko jaar ci digg bi parce que c'est en âme et conscience seen biir xol ak seen biir am xam ngeen ni jaay doole la te xam ngeen ni président Ousmane Sonko fii ñu ko téye nii du place am guddiñ toll nii portez vos couilles prenez vos responsabilités arrêtez de tourner autour du pot ngeen di ragal a wax jaar leen ci digg bi wax ji mu leer ñii respecté wul seeni kilifa diine respecté wul suñu yaay yiy jooy ñu ngi ñuy tiire mais yéen ban respect ngeen war a am ci xeetu nit ñi lu ngeen di ragal lu ngeen di tiit ban xeetu respect ngeen war a am ci nit ñu mel nii parlez ces gens-là avec mépris parce que loolu la ñu mérité arrêtez de faire semblant di raayal di jaay affaire diplomatie bu jotee da nga ko war a def mais jaar ci digg bi aussi bu jotee da nga ko war a def arrêtez de faire les hypocrites oui Sénégal vraiment buñ sañoon du demee nii suñu dëkk xamuñu loolu kii ñun dëkk moom Cheikh Ahmadou Bamba dëkk moom El Hadj Malick lii ñuy yàq ay sénégalais ñoo ciy yàqule ñun lii ñuy yàq ay sénégalais rek seen liggéey moo ci yàqu mu bëggoon nañ leen ni wax leen dictateur bi wax leen ci portez vos couilles wax leen ak dictateur bi di rey seen rakk yi seen fans yi wax leen ak dictateur bi portez vos couilles nom de Dieu fii kuy ragal yàlla arrêtez de faire semblant amul leen lu ngeen di perte celui qui est avec son peuple pertul dara celui qui est avec la vérité pertul dara celui qui est avec Dieu pertul dara ñii ay nit kese lañu bu leen ragal ku dul yàlla seen intérêt yii ngeen di sàmm du président Macky Sall dictateur bi moo leen ko jox yàlla moo leen ko jox fan la ko jaarale ci askan bii la ko jaarale donc tey lii bu amee arrêtez de faire semblant de jouer avec les mots jaar leen ci digg bi bu ko defee boo yi leen di dégg dañuy xam que ni c'est ça le ton ñu fekk si leen Sénégal moom boppam parce que lii ñuy xeex bu ñu demee ba sëriñ si ànd ak ñun war ngeen a xam ne ñoo nekk ci dëgg te waratu leen a ragal suñu demee ba sëriñ si taxaw ànd ak ñun xam ni Sénégal yoon amatu fi jaay doole moo fi am dañuy jàpp nit ñi teguñu ko fenn bu ñu demee ba loolu am war ngeen a mën a ànd ak peuple bi ndegam dem nañ ba sëriñ si ànd ak peuple bi jaar leen ci digg bi ngeen wax ak dictateur bi mu bàyyi yi muy def arrêtez de faire semblant arrêtez d'être des hypocrites depuis ba xeex ba commencé ngeen waroon teew àndal askan bi su ngeen ko defoon affaire yi du agsi fii benn bakkan du dee barki alxuraan billahi depuis premier jour gars yi wàcc yéen ñëpp su ngeen wàccoon affaire yi du agsi fii mais bàyyi xool ba xam fan la vent bi jëm su demee ba vent bi jëm di askan baa ngi doog a gagné waaj a gagné may doog a ànd ak askan bi c'est de l'hypocrisie bàyyi ba victoire di waaj a xeeñ wala bàyyi ba affaire bi doog ngay doog a ñëw so c'est de l'hypocrisie mais on est quand même preneur ku ñëw ñu jël parce que tout ce qu'on veut mooy la victoire finale mooy la victoire du peuple même hypocrite bi nga xam si day bàyyi ba dernière minute sax muy doog wax bu ñëwee ñu jël parce que tout ce qu'on veut mooy que le Sénégal gagne on s'en fout après des explications des états d'âme degré d'engagement yi bokkul am na ñoo xam dañoo engagé jusqu'à l'âme jusqu'à la fin fond de leur âme dañoo engagé am ñoo xam ne à 2% la ñu engagé am ñoo xam ne selon les circonstances la ñu engagé on prend tout ku ñëw ñu jël ku ñëw jàpp ci combat bi ñu jël même soo ñëwee dernière minute ñu jël mais soo demee bay bokk ci combat bi portez couille nom de Dieu sois avec le peuple dis les mots jaaral ci digg bi
bépp artiste yaa xam premier jour nga ñëw yaa xam dernier jour nga ñëw bu porter tes responsabilités jaar ci digg bi nag laa wax waxuma ceux qui font semblant ñi ñëw wax bi ñi ñëw wax ne Sénégal dictature moo fi am diw ak diw ñoo ñuy dundaloo nangam ak sangam te dafa war a jeex tous ces artistes là vous avez mon respect. am nañu ko def jël seen ay responsabilités am nañu ko def taxaw jël seen responsabilités tous ces gens là autant que vous êtes góor jigéen ñi gis nañ ci ay ñoom day ndaag ak ñeneen ñépp nag lañ wax vous êtes avec le peuple et vous avez notre respect. waaw lu ngeen ni ragal ngeen dem ba génn ak doole jëleen askan bi jox tey jii bu ngeen dee ba nag ay doole ñu topp leen par million mais ñi leen ko joxal waxal leen pour de vrai su ngeen dee bàyyi leen xel ñooñu mais ngeen ñëw naan ñu ay way la paix vraiment loo gis jàmm ko lii ñii di xeex ñoo leen gën a bëgg jàmm moo tax ñu teyli seen bakkan jàkkaarloo alkaati yi parce que dañoo bëgg seen réew am jàmm am démocratie jaay doole bi jeex bi moo tax ñoom ñëpp ñu wàcc ci mbedd mi arrêtez d'être des hypocrites vos leçons de morale on se torche le cul avec bu leen nu jàppee seen ay cons fii ay casseurs nekkuñu fii tous ces gens qui sont sortis ce sont des pères de famille des jeunes des étudiants des intellectuels des nit yoo xam ne yàlla may na leen xel ñoom ñoo wàcc ne la mbir yi ñooñu ñoo wàcc ne na mbir yi jeex jug de manière spontanée kenn neexalu leen xaalis ñoom ñooy fay daw sax di dugg si biir Dakar ñu nekk ci Sénégal bi yépp di yëngal di xeex seen ak yelleef ngeen ñëw naan ñu non terroristes yi parce que pétrole bi parce que amoon na benn waaye ci jamono Abdoulaye Wade ko rayoon nit daa am ñeneen ñu recruter yéen ñi recruter xam nañ leen démb gis nañ image yi ñu ngi gis image yi depuis boobu ñu recruter nervi yi xam nañ leen ñi armé nervi yi xam nañ leen un état voyou bu dem embaucher ay agresseurs jox leen ay mbolde doyatul léegi ñu jox leen ay fetal ak ay mercenaires bu leen fàtte ne am na mercenaires yu fi nekk ñoom ñooy garder compagnie pétrolière yi bu leen fàtte am na des gens armés seen kiiw pétrole yi ñoom ñoo koy garder ay armées privées am na Sénégal ñi ngeen gis ñu kagulewu yor ay armes xam leen ni c'est des armées privées yoo xam ne jël nañ leen ñu ñëw di tirer ci askan bi fii les voyous askan bi xam nañ leen ceux qui tuent le peuple ñoom ñooy les voyous arrêtez de faire vos hypocrites tey jii nii bu ngeen àndalul seen askan kañ ngeen di àndal seen askan kañ ngeen di xaar pour ànd ak seen askan ils ont recruté des armées privées ñoom ngeen gis ñu sol ay kagul nekk ci mbedd bi di tirer nit ñi yooyu yëpp ngeen teg ci seen bët ñu joxaat leen micro ne leen yéen a doon way ñuy jënd leen jox bu ngeen nekk ay millionnaire tey waxal leen ñu ngeen jël micro bi au lieu que ngeen porter seen responsabilité ak seen i kuy ngeen ñëw naan ginnaaw ay jàmm ji ñi ñaan président ñun njabootam lañ ñi ñaan président bu xam dafay def nii seen ay xalif généraux ngeen yaakaar dina déglu yéen seen ay masla ay président ñii seen njaboot la maa ngi lay laaj nga déglu leen depuis kañ lañu mës a déglu ça fait plus de 10 ans mu toog suñu fitna yi toog suñu kaw teg ñu fitna di matatu saa yu mu waxee sénégalais yi rus saa yu mu waxee sénégalais yi jooy amul benn instant bu mu wane compassion bu demee indi ay vaccin sax buy wax ak ñun ci arrogance lay wax ak ñun ay Mansour Faye toog suñu xeef yi suñuy 1000 milliards réer ñu leen di woo ñu taxaw di wax ak ñun nu mu leen neexee Mame Mbaye Niang di wax ak ñun nu mu ñu neexee El Hadj Diouf taxaw ci télé yi naan sénégalais yi doomi raam ku wax mun la doomi raam nga ku wax mu saaga la ku wax mun la gars yi toog suñu mën la Sénégal dootul Sénégal mën na ñun dul ay sëtu maam Cheikh Ahmadou Bamba duñ ay sëtu maam Alaaji Malick wala Cheikh al Islam wala Cheikh El Hadj Omar Foutiyou Tall mu mën na ñun dund Sénégal bàyyi ay vaurien ñu toog suñu xef yi di ñu dundloo fitna ñu sëgg fépp nag bi mu jotee loo gis dafa am élément déclencheur bi mooy le président Ousmane Sonko parce que def nañ ko Khalifa Sall def ko Karim Wade ñu ñëw nag jéem ko fii far loolu nekk élément déclencheur bi donc bu amee lu ñuy njëkk a réclamer mooy la libération immédiate du président Ousmane Sonko et de tous les autres détenus kuy waxal wax ji te ñu bàyyi affaire u naafeq yi affaire u tapet yi nañ ko bàyyi kuy ragalal yàlla. Premier mot d'ordre bi mooy déjà à la base il a été injustement arrêté ñu bafoué suñu ay loi ñu téye ko mu jàkkaarloo juste ay avocat nekku fa ñu enlevé ko à 4 heures du matin mu dem di wuy ji ñu téye ko ci mbedd bi ne ko doo wuy ji dem tudde ko ne ko da ngay def trouble à l'ordre public kuy wax
sóoral sa ñetti fanu bàmmeel kuy ragalal yàlla nee leen saa waay kii ngeen jàpp ci anam yi ngeen ko jàppe bàyyi leen jàmbur ak ñi ngeen dem jiiñ bàyyi leen ñu ñibbi seen kër yi. kuy waxal président ñun ñi lay fay suñu xaalis ñun ñi la fal ñun ñi nga xamante si nii ñooy dund misère bi yépp laaj leen président bi naka ngeen mën a embaucher ay agresseurs contre ñun le peuple. Posez la question président naka ngeen mën a embaucher ay milices contre ñun le peuple yéen ñi ñu waroon a défendre bu milice ñëwee ci kër gi ci dëkk bi bu ay terroristes ñëwee ci dëkk bi yéen ñi ñu waroon défendre yéen a dem embaucher ay milices contre ñun. Posez les vraies questions au président arrêtez d'être des hypocrites wax leen ak président bi ñu rayee benn bakkan nag lu tax génnoo bi ñu rayee benn bakkan. ñuy rey di rey président gis nañ la keroog bi Macron sojee yow yaa njëkk a bind masawu ko président France bi ñu saagaa yonent bi yow yaa jël suñu xaalis ak suñu avion dem fa daal ne je suis Charlie tey suñuy doom ñu ngi dee ñu rey leen te yoruñu arme ñu tiire ci ñoom te yoruñu arme président naka la suñu xalif yépp wax ak yow nga dummóoyi leen président la moo tax jëloo kàddu nga wax ak sénégalais yi. ndegam tooñ gi ëpp na ba askan bi yëpp jug ay bakkan nar a rotaat lan moo tax président jugoo nga wax ak askan bi lan moo tax ñi génn di tiire di rey askan bi ana ñooñu ñan la gaw ma ni gendarme yi mën nañ def loolu noonu bu fekkee dafa am ñu leen rax milice bu leen rax di tiire ay bal réel di rey wax leen ñu ñi ngeen recruter ñan la président ñi ngeen recruter ñu ñëw di rey suñu askan wax leen ñu ñooñu ñan la gaw ma ni policiers yi nga xam si nii fu leen askan bi jekkoo dañ leen di protéger nuyu leen ñu ànd di way hymne national bi gaw ma ni policiers yooyu ñoo tiré bal réel di rey askan bi gaw ma ni gendarme yooyu nga xamante si ni c'est des patriotes ñoom ñoo nekk di rey askan bi ñi ngeen recruter ñu rax ñu di rey askan bi la ñu bëgg ngeen wax ñu fan ngeen leen jëlee milice boobu fan la jógee les gens en cagoule yi nga xam ni wanewuñ benn carte buy wane ni ci police lañ bokk ñun bu ñu leen rayee ci légitime défense lañ leen rayee bu ñu nekkee suñu biir immeuble yi génnee suñu ay fetal fu leen romb ñu tiire bal bu ñu ko defee légitime défense lañ ko defee parce que ñooñu yoruñu carte police te ñun police moo ñuy door duñ fayu ku dul police ku doo xam si lii doo police sol kagul yor armée di ñu romb di daw suñu dëkk buñ la gisee dañuy bugguma saaga buñ la gisee dañuy sab ñi ngeen jox ay kagul ñu yor ay fetal wane ñu dara luy wane que ni c'est la police ni la gendarmerie ni l'armée ñooñu noonu ñun ñu nekk suñu immeuble yor suñu ay fetal kun ci natt toj sa bopp xamal ni légitime défense dañ ko affaire parce que ñoom ñoo ñu song avec des armes te xamuñu ñan la te wax nañu ko ni c'est une police privée ay milice ay armée privée yoo xam dañ leen jël yu nga xam ñooy garder affaire pétrole ak yooyu ñoom lañ jël utiliser la ñu dugg si réew mi yor seen i ay armée di tirer ci askan bi président tu es où président man du je te ferai pas la morale genre ay lii nguur jaru ko ñetti fari bàmmeel parce que gëm naa ni gëmoo ko barke alxuraan gëm naa ni gëmoo ko parce que boo ko gëmoon affaire bi du agsi fii mbir yi nii ba mu commencé ngeen dégg ci waxu kasaw xale yu ndaw yu tuuti yi xam si amaguñ 2 ans di way libéré Sonko président bu fekkoon am nga tuuti ngëm yàlla foofu nga naan xam nga lan la ay nit di dee daal jaruñu xam nga lan la dossier bi arrêté leen ñu jàll si leneen billahi su fekkoon gëm nga yàlla tuuti foofu ngay arrêté affaire bi donc du ma waxee yow ci toowu séddal Sénégal séddal ñetti faru bàmmeel non man du ma waxee yow ci ton boobu noonu parce que bu doon ma nga fa duñ agsi fii bu doon yow loolu mi ngi ci yow duñu agsi fii président donc man bokkuma ci ñi maslaa ak yow nan la ay président te ñu cee seet déglul askan bi doo leen déglu boo leen déglu bu leen da nga leen naroon déglu doo dagg tànku Khalifa Sall Sénégal yëpp suñu ay milliards yàqu ci ñu yaakaar ne fu la lay mujjee un jour ñu ñëw benn avion ñëw privé ñu génnee ko mu dem Sénégal yi xamuñu lu xew bu fekkoon kan yi yow di nga déglu Sénégalais yi doo jàpp Khalifa Sall ñëpp wax ñu wan la que ni lii amul fenn yoon amu ci ngeen fexe la tout yéen ak seen ay juge damm ay tànkam ne ko doo bokkati bu fekkoon doo da nga déglu Sénégal yi nga xam président Ousmane Sonko ak fi mu tollu jeunes yi nga déggu xiiru boobu yëpp gars yi di xiiru nga ni def leen ko quand même te mu leer la bu ñu ko defee quand même dina jur ay mort ndigal loolu ngeen joxe
tëgg seen ab complot affaire bi ëpp leen doole ngeen nekk ay rancunier aller jusqu'au bout loolu moo indi moor yi tey dégâts yi am Auchan yi taal ak lépp luñ fi taal vous êtes les responsables parce que keroog bi président bi di wuy ji juge bi bu ngeen ko bàyyi woon benn mort du am tey jii nii yéen ñi jël la parole ne soyez pas hypocrite parlez avec ce dictateur arrêtez d'être des hypocrites vous n'êtes pas des peureux vous êtes des hypocrites parce que gis ngeen li xew sunu sëriñ si yëpp wax nañ ci ñëpp nee nañ li lii jaay doole gis ngeen vidéo sëriñ Akassa Samb bi kenn mosu ko dégg ci ay caaxaan sëriñ Akassa Samb lu dul tagg sëriñ Touba xamu ko bi responsabilité dem jotee dafa jël micro dat ne nangam ak nangam sangam jaar ci digg bi yeneen jigéen ñi def ko yéen ngeen nekk ne da ngeen di jaay affaire naa waxee ni au cas où bu fekkee président bi dafa continuer au moins du ma mere man au moins patati patata soyez avec le peuple jël leen seen ay responsabilités arrêtez de faire semblant mënu leen naxe mu leen yaakaaree ne da ngeen jël benn drapeau posté ko daal ne vive le Sénégal Sénégal ma patrie Sénégal mon amour bu dee da ngeen foog ne seen slogan yooyu mën ngeen ñu koo naxee da ngeen di nax seen bopp la réalité elle est là il s'agit de vie et de mort on est en train de tuer vos fils vos neveux vos femmes vos talibés ngay génn naan ma da nga ñuy def ay slogan da ngaa yor da ngeen di génn publier naan mon pays mon amour la paix le pays de la teranga di ñu jéem a dox suñu bopp yi te ngeen xam que ni yéen ñëpp su ngeen defee bloc ku nekk jël ay responsable peuple bi yëpp jug gouvernement bi amatul choix parce que yàgg nañ leen wax que ni le peuple détient le pouvoir yàgg nañ leen wax que ni le peuple détient le pouvoir gis ngeen bi askan bi jugee l'armée est avec le peuple même les gendarmes dañoo dem ba mënatuñ la police mënatul donc ñëpp nañu génn fépp fu ñu nekk di Sénégal marche pacifique la ñu wax xeexuñu xulawuñu reyantewuñu mais on maintient la pression ba Sénégal jug taxaw ñi ñu jiite nañ leen wan ka ni moomu leen ñu ñi ñu jiite suñu delloo ginnaaw c'est mort fi la ñuy jaare moom ñu ba faw instant bi nii jom mi moo tax ñuy tudd ay affaire terroriste di woo l'opinion internationale parce que xam nañ instant bi gis ngeen même les médias internationaux ñi ngi commencé di leen lâcher lañ doon nëbb bañ ciy wax ñi ngi commencé seen médias yi mi ngi ciy wax parce que ils ont essayé de monter le peuple de légitimer seen ay fen ñu yónni Aïssata Tall Sall nit bu amatul dignité lan moo ko dese nit sa dignité bu demee lan moo la dese donc ñooñu ñëpp xam leen que ni vous êtes les ennemis de la nation parce que wax boobu ngeen doon wax ñu ngi leen di dégg yéen ñi wax ñëpp jël discours da ngeen a codé wax ji pour indi ay armée extérieure ñu dugg suñu réew pour tirer ñu à balles réelles du loolu moo tax ngeen tudd terrorisme dégg nañ leen du yéen a ngi woo armée les forces internationaux du yéen a ngi dem di l'opinion internationale moo tax ñu yónnee leen ci ay discours da ngeen a jël seen décision moo tax ñu yónnee seen ministre de l'intérieur suñu kilifa yi wàccee seen baat moom mu yëkkati baatam suñu ministre de l'intérieur suñu kilifa yi wàccee seen baat moom mu yëkkati baatam du da ngeen a yónni Aïssata Tall Sall pour mu wax ay message codé pour que yeneen armée mën a dugg si suñu biir réew te xam nañ ci ñun sénégalais ñoo ciy dee Aïssata Tall Sall sénégalais yi gis nañ sa taxawaay dégg nañ sa discours fépp fu ngeen nekk ci àdduna bi dem leen ngeen siéger ONU fépp fu ñuy jëlee décision yéen sénégalais yi dem leen ngeen wax leen la vérité benn terroriste raxuñu le Sénégal moom moo nekk di def son combat c'est un soulèvement populaire et légitime et que le peuple n'est même pas armé kudd sax yoruñu ko dem leen ngeen wax leen que ni le président a recruté benn ay milices armé leen bien avant président bi di wuji juge bi tout ça était préparé parce que xëy ñu rek nekk ci terrain bi man attaqué nañ ma ci corniche bi li ma leen di wax nii nañ ma yóbbu cour pénal international fu ñu bëgg attaqué nañ ma ci corniche bi je suis témoin oculaire que ni fi ñu tàndoon Pierre Ousmane Sonko bu demoon ay nervi la fay fekk barke alxuraanu karim booy yi ma àndaloon duñ ma bàyyi ma fenn attaqué nañ ñu ci corniche bi fi ñu bëggoon président Sonko jaar fa donc bu fa jaarul ne fii lay jaar ñoom ñu dem song ko tiré ay lacrymogène ba problème yi yëpp am bépp mort bu fi am bépp boutique buñ fi kase bépp liggéeyu jàmbur buñ fi ñàkk kaw bi ñuy dund responsable yi xam leen du kenn ku dul président Macky Sall excusez-moi même de l'avoir appelé président ñoom
ñoo fay ay nervi ñu luy song suñu doom yi di leen rey wax leen ak suñu yaay yi bu leen kenn jaxase ak le combat nañu bàyyi ñëpp génn maire yi nañu génn képp ku am drapeau Sénégal na nga ko génnee suba képp ku yor drapeau Sénégal suba na nga ko génne àndal ak say doom àndal ak say jabar na ku nekk téye ci loxo sa waa famille ngeen askan bi yëpp génn fépp ci Sénégal rey ñu kenn songuñu kenn li ñu wax mooy ne askan bi yëpp génn ñu maintenir la pression pour que Sénégal jotaat ci baatam. On a en face de nous des voyous yu dem embauché yeneen voyous ay milices armées ñoom ñoo nekk ci biir dëkk bi suñu jugul maintenant on est mort on est foutu donc ñoom seen discours yi ñuy wax ci français dañuy wax bu graaw boo xam si ni pour woo opinion internationale bi la ci wolof ñu ñëw pour jaxase askan bi ak seen doom yi pour mën a wàññi ardeur bi déglu leen bu baax li ñuy wax ci olof. dañu bëgg a jaxase askan bi ak boo yiy génn ñu jaxase leen ak seen i papa pour calmer ardeur bi ñoom ñii di leen wax ne dañuy calmer ardeur bi seen ay ennemis lañ bu leen déglu seen ay ennemis sa ennemi du la jox conseil Idrissa Seck mi ñëw di wax ak yéen seen ennemi la président bi wax ak yéen seen ennemi la Aïssata Tall Sall seen ennemi la ñii di leen wax naan suñu doom yi seen avenir nangam sangam bu leen déglu conseil yu seen ay ennemis seen doom yi lu ñuy xeex seen droit la seen doom yi lu ñuy xeex seen démocratie dëkk la seen doom yi lu ñuy xeex seen avenir u sët yi war a ñëw la jàppale leen seen doom yi jàppale leen seen doom yi jàppale leen seen doom yi combat bi c'est un combat légitime c'est un combat patriotique combat bi ku ci dee martyr nga sa réew sa avenir sa jàmm yaram bu la jaralul xeex kon yow war ngaa mën a dee war nga yeew sa bopp ci xar yi sa réew sa souveraineté moom sa bopp réew mi di dox ci jàmm dictature du fi dox kenn dootul xooxatal kenn loolu kum jaralul xeex yeewal sa bopp ci xar yi léegi nag comme jommi nañu ñu ngi ñëw ci suñu yaay yi pour baab leen yow sa ennemi dina ñëw di la baab nga koy déglu kuy rey say doom dina ñëw di la baab nga koy déglu ku recruter ay bandi ay nervi ay agresseur est-ce que kooku dina ñëw di la baab nga koy déglu suñu yaay booy yi tey lañ leen gën a soxla suñu papa yi tey lañ leen gën a soxla suñu sëriñ si tey lañ leen gën a soxla l'heure est grave l'heure est grave instant bi nii on est à 2 doigts de moom suñu bopp on est à 2 doigts de rétablir la démocratie on est à 2 doigts de tegaat mbir yi ci yoon bandi yii di ñu jiite di ñu kokkali di ñu xoqatal ça fait depuis longtemps ñu toog ci bopp sénégalais yi respecté wuñu kilifa diine respecté wuñu njàngu réew mi Sénégal bu dee jooy ñoom du ñu jooy sénégalais bu ñu dee ci géej gi seen yoon nekku si lu France Macron bu sëqatee sax ñu dem ñooñu noonu ñoom les ennemis de la nation ñooñu ñooy les ennemis de la nation s'il vous plaît waxtaan leen ak seen yaay ñu xam que ni combat bii ñuy mëne combat bu jar a mëne la te bis buñ ko gañee Sénégal dina siggi Sénégal dina amaat yoon te lii ko yàlla may mu ci ay teranga kenn du ko foqati parce que président yi fi nar a ñëw toog dinañ ko jaarale ci yoon yàlla may na Sénégal lépp pour teral ko du hasard mu jox ñu mag ñu jox ñëpp du hasard mu jox ñu aussi Cheikh Anta Diop ci wàllu xam-xamu àdduna du hasard yooyu yëpp mu jox ñu ko ba noppi suñ suuf si mu def ci lépp loo xamante si ni bu ñu ko exploité nekk ay nit yu am li ñu bëgg du hasard yàlla berndeel ñu du hasard yàlla berndeel ñu mais instant bi bernde boobu lañu teg seen bët ñoom te seen élément mooy le dictateur bi fi nekk bernde boobu lañ bëgg a xool signature bu jotee naka lañ koy fuqatee ci sénégalais yi naka la ñuy maintenir le chaos moo waral li mu jaral leen lii li tax delluwuñ ginnaaw c'est parce que da leen koo jaral li tax ñu embauché ay nervis c'est parce que da leen ko jaral li tax ñu embauché ay milices armées c'est parce que da leen ko jaral parce que dañoo xam que ni dernier tournant bi la ñu ne dernier tournant bi waruñu koo ñàkk lu mu laaj nañ ko def loolu moo tax ñu dem ba xam nañ ni ñàkk nañ bu yàgg dossier wu viol bi xar yi sax boo leen dee yóbbul xont nga tudd fa dossier wu viol bi dañ di pat de xont bi duñ ko lekk donc loolu nit koo respecté doo jàkkaarloo moom di ko wax enjeu yi c'est beaucoup plus profond que ça parce que dañ ni sénégalais ñi ngi waaj a yeewu te loolu baaxul ñi ngi àgg 2026 mbiri exploité pétrole yi ñi ngi waaj jot te bu Sénégal yi yeewoo loolu baaxul te ki leen ci nar a yee mooy Ousmane Sonko fex leen le tout pour damm tànk ki warul jug soyez plus intelligent que ça soyez plus intelligent que ça ces gens-là dañu leen di manipuler ces gens-là dañu leen di manipuler ces gens-là dañu leen di manipuler yeewu leen waxtaan leen seen papa yeeg seen yaay yi jug leen na ñëpp jug suba fu waay nekk ci Sénégal jugal te xam ne jug jot na
moom suñu bopp jot na nañ ko def ngir suñu xalif yi nga xam si ni ñi ngi leen di tànqamlu nañu jug ngir suñu xalifa yi nga xam ne si au moins seen intégrité ñu ngi koy ñàkkal fayda suñu sëriñ si nga xam ne si moo doon suñu kiiraay ñoom ci ñoom la ñu wéeru ngir bu ëllëgee dara bu amee ñu joxe ay ndigal ñu sukkandiku ci pour am jàmm ñooñu lañ bëgg a néewal doole ñoom ñoo tey li ñuy def dañoo bëgg askan bi xam ka ni noonu ndekete yow du sëriñ say décidé loolu lañ bëgg a def suñu bopp yi même lu ñu nekk état de droit on est un peu particulier te noonu la ko yàlla bëggee mooy lu ñu tënku ci président dañoo tënku ci sëriñ aussi tënku bi ñuy tënku ci sëriñ nekkul ne sëriñ yi dañuy défier le pouvoir sëriñ yi défier wul le pouvoir mais ce sont les garants sëriñ yi ce sont les garants seen sagesse mooy tax ëllëg réew mi kenn du ko def li nga bëgg seen sagesse moo tax ëllëg réew mi kenn du ko def li nga bëgg ku ñëw di ko def li nga bëgg ñoom seen sagesse moo lay arrêté loolu moo tax ñun askan bi ñu war a dooleel sëriñ si ñun askan bi ñoo war a dooleel sëriñ si parce que suñu kiiraay la ëllëg réew yu amul loolu tàkk na bu yàgg président bu fa nekk la nga bëgg a def lay def donc ñun bu ñu amee beneen kiiraay bu nekk ci ginnaaw président même bu président nar a déconné sax dañu naan kaay mu ñëw ñu ne ko réew mi kat nii lay doxee respectel askan bi lii mënoo ko fay def jàppe di dóore bi bàyyi ko bàyyil nit ñi seen droit pétrole bi doo ko doxalee nii xale yi d'accorduñ taalibe yi d'accorduñ ñëpp mer nañ bu ko defee président dégg seen i wax daal di dem réfléchiraat donc lii nag seen pexe mooy ñu wan sénégalais yi pour ñu bàyyi ci xel moom dañoo bëgg a wan sénégalais yi seen sëriñ si décidé wuñ de dañuy maslaa ak ñoom nii rek dem ci ñoom seen jàng yi di leen may ay malet ak di leen lii ak laa mais ñun décidé wuñ de loolu lañ bëgg a def suñu bopp yi bu ko defee seen président ya nekk ca kaw nag bu ñuy agsi ci ñun lépp lu ñu wax day légitime seen nouvel ordre mondial bi ñu bëgg a imposer day fekk ne daaneel nañ doole sëriñ si le sëriñ si doon représenté Sénégal daaneel nañ ko donc nouvel ordre mondial buy ñëw day fekk seen benn président seen pion bu leen nekkal palais mais pion bu leen nekkal palais bu ñu daaneelul doole xalif généraux yi pion ba du mën a am doole ci askan bi donc il faut ñu daaneel war ma boobu noonu ak puissance xalif généraux yi pour que bu ñu ñëwee seen pion bi amatul compte bu muy rendre xalif généraux yi parce que c'est sacré pour ñun nos xalif généraux c'est sacré pour ñun ici au Sénégal xamuñu lu xew ci àdduna bi de mais ñun Sénégal la ñuy wax suñu ay xalif généraux c'est sacré duñ ko kafe duñ ko caaxaane parce que doole bu ñu yàlla may te am na lu mu ci namm yàlla xam na fi jamono jëm li tax yàlla mooñaale ñu tarixa yi ak xalif généraux yi xam na ni ñun Sénégal dañoo am rôle bu mag a mag bu ñu war a jouer ëllëg fi àdduna war a jëm ëllëg ñun Sénégal dafa am lu yàlla namm ci ñun moo tax mu mooñaale ñu ay xalif généraux léegi nag ñoom pour mën a wàññi doole boobu noonu moo tax léegi sax ñu leen di tànqamlu loolu moo tax ñu am fi bu ñu demee ba Sénégal simple nit boo xamante si nii bërki démb ci xalif généraux yi nga demoon di jooy ba tëjuñu la ñooñu la dimbali woon sauvé la tey nga wëlbati ko yow di leen wan bombe la torse di wananteeg ñoom mbagg di leen wan ka ni problème yi commencé na de barke alquranul karim problème yi commencé na yéen a ngi nelaw de billahi ñi àgg nañ ñu foo xamante si ni waruñu fa àgg ñii àgg nañ ñu foo xam ne waruñu fa àgg sama gars yi la waaja naan problème yaa ngay démarrer gëm leen que ni problème yaa ngay démarrer song nañ suñu intégrité xalif généraux yi song nañ suñu intégrité xalif généraux yi bàyyi leen xel bu baax ci loolu bu leen yaakaar dañ koo def nii loolu c'est un symbole bu ñuy marqué dañoo bëgg yéen su ngeen tëddee nga ne kon xalifa man ma yaakaar ne bu wootee rek président day daw kon président kon ñeme na gàntu xalif bu ko defee nga dellu ginnaaw un peu sa estime xaw a wàññeeku ci ni nga yaakaare woon di xalif bi noonu la amee doole dañoo bëgg soo delloo sa kër nga ni kon xalif bi président sañ na xalif bi ba xam mu bañ koo faale bu ko defee yow da ngay commencé tiit da nga naan kon xalifa bi amuwul noonu ascendant ci président bi yow boo demee sa kër noonu ngay commencé réfléchir c'est pas anodin c'est pas du tout anodin réfléchissez bien si lu ñu def noonu xalaat leen bu baax si la fekk ñu bëgg a wàññi doole xalif généraux yi barke alquran karim xam nañ fi ñu ko teg xam nañ bu baax fi ñu ko teg dama ni gars yi am na fu ñu àgg de gars yi am na fu ñu àgg lu Blaise na midi laa jox gis nga nag chance bi ñu yàlla jox chance bi yàlla jox ñu gis nga bu ñu xoolee ba mu rëcc ñu mooy tout un peuple ñëpp jug changer la donne yëkkati waat démocratie yëkkati waat ak yelleefu doomu aadama yi
jëlaat ku ci nekk ñu jox la sa wàccuwaay président di bàyyi xel askan bi xam ni moomu leen gis nga lii bu ñu rëccee billahi wallahi tallahi on est fini. loolu dëgg laa bëgg ngeen def ko seen xel yi yéen ñëpp waxtaan leen ak seen parents yi yéen ñëpp waxtaan leen ak seen doom yi yéen ñëpp waxtaan leen ak seen jarbaat yi dama ni tout le Sénégal doit être debout tout le Sénégal doit rester debout li ñuy xeex da koo jar lii ñu bëgg a libérer suñu réew da koo jar tout le Sénégal doit être debout cette fois-ci bu fekkee ni rëcc nañu c'est mort fu waay nekk ci Sénégal na jug taxaw fépp fu waay nekk ci Sénégal suba jugal taxaw ñu maintenir ko ban dégguñu opinion internationale ñi ngi commencé di ñu bàyyi xel ñi ngi commencé di ñu bàyyi xel parce que même seen médias yi ñi ngi commencé di wax même seen médias yi ñi ngi commencé di wax opinion internationale même seen médias yi ñi ngi commencé di wax donc li ma leen di xamal mooy suba li ma leen di xamal mooy suba fu ngeen nekk ci Sénégal maintenez la pression nous voulons que la démocratie dellu si waat Sénégal au vrai sens du terme li ñu bëgg mooy ngeen déglu ma bu baax a baax la libération immédiate et sans condition de tous les détenus yu ñu jàpp en otage tout immédiat amul masla amul négocier loolu la ñuy exiger fu ngeen nekk ci Sénégal na ngeen génn wan leen que ni peuple bi moo yor le dernier mot peuple bi moo yor le pouvoir waxuñu leen ngeen armé wu mais nag bépp nervi wala bépp force bu ngeen identifié wul bu leen songee vous avez le droit de vous défendre ñun alkaati lañ leen wax ngeen jox ko cër ci kaw mu jox leen cër ak policier ngeen jox leen seen wàccuwaay mais li ñu bëgg ngeen xam ko mooy bépp force bu ñu identifié wul ak bépp milice bu ngeen bu leen nekk di leen songu te xàmmeewu leen vous avez le droit de vous défendre défendez-vous face à ces gens-là yoo nga xamante ni dañ leen a embauché pour ñu ñëw songu leen donc défendez-vous face à la police na ngeen respecter la police face aux gendarmes na ngeen respecter la gendarmerie li ngeen di xeex àndul ak ay pieds di jël ay boutique gu jàmbur àndul li ngeen di xeex dafa kawe. am na ñu ci rax ñoo xam ni pour saltel combat bi dañuy dem di casser ay boutique ñooñu dañoo bëgg ñi dem ci télé yi après am lu ñu wax ñooñu dañoo rax dañu leen a yónni ñooñu dañuy bokk ci yeneen parti ñun leen yéen ci manifestation yi dem leen rek après ngeen filmer su ngeen sàccee après ngeen filmer ñun ñu dugal ko ci internet bi loolu communication la dañoo jël ay nit ñu rax communiquer affaire bi dañoo jël ay nit ñu rax marche manifestation yi sénégalais yi li ñuy manifesté wu seen vie la seen bakkan du nekk ci ay xot ñuy manifester pour seen avenir ñu dem naan dañuy jël ay saaku meew ak ay saaku pompiteer dafa am ay nit yoo xam ne dañ leen a yónni rax leen ne leen dugg leen di dajji boutique yi même boutique yi nga xam ne ay sénégalais ko moom dem leen ngeen koy dajji mais su ngeen ko dee dajji dañ leen filmer su ngeen filmer pare dañ leen ko envoyé bu ñu ko envoyé ñun ñu dem ci télé yi dañuy am lu ñu wax bu boobaa bu leen nangu cette manipulation bàyyi leen xel bu baax parce que ñoom ñëpp yéen a ngi leen dégg ñu naan liñ fi toj sénégalais yee ko moom patati patata parce que loolu ñoom dañoo yónni seen ay nit pour am argument donc li ma leen di wax nag mooy instant bi nii on est presque arrivé ci ligne droite bi ci victoire finale bi mooy la victoire du peuple mooy Sénégal gi yépp suba ñu jël suñu ay drapeau mag ndaw góor jigéen fu ngeen nekk Sénégal ñun ñëpp ñu jël suñu ay drapeau ñu reculer loo ces gens là ba ñu dellu à la raison libérer les otages politiques mooy premier acte bi mooy loolu dinañ siéger lundi mardi mercredi jeudi vendredi pendant 1 mois maliens yi gënuñ ñoo bëgg seen réew maliens yi dañoo ñëw di siéger ànd ak seen imam taxaw rey ñu policier rey ñu gendarme mais bu leen fekkee ni cause bi da leen a wax toog leen fanaan malien di naan dañuy toog fanaan su leen cause bi waxee génn leen yëpp malien di naan dañuy génn pour ñëpp parce que libérer suñu réew jaral nañu ko donc na leen ko jaral Sénégal nañu ko jaral encore une fois Sénégal nañu ko jaral suñu avenir u doom yi nañu ko jaral ñun ñoo nekk ci dëgg boo ci nekkee doo yox-yoxi ku nekk ci dëgg waroo yox-yox yi ñun ñoo nekk ci dëgg nañu dëggal suñu bopp billaahi wallaahi tallaahi ñun ñoo nekk si dëgg wax leen suñu yaay yi que ni ñun ñoo nekk si dëgg na ngeen leen wax pexe yi ñii yéen ñi am explication bi képp ku ci toogal sa yaay na nga wax lan moo tax Idrissa Seck def discours bi
na nga leen wax lan moo tax Aïssata Tall Sall def discours bi na ngeen leen expliquer lan moo tax Félix Diome bi muy def français mu def bi muy def olof mu def lii bi muy def français mu def discours bi waxtaan leen ak seen yaay ñu comprendre que ne suñu ennemis yi ñu ngi préparer pour indi fi armée boo xam ne moom moo ñu war a rey loolu moo tax ñu def seen discours yooyu noonu expliquer leen à tous les Sénégalais lan moo tax Aïssata Tall Sall dem fa mu dem wax fa la mu fa wax ngir yàlla bu leen ko xeeb bu leen ko xeeb lu tax Idrissa Seck wax dem leen seen sëriñ si yéen ñi nga xam ne jege ngeen sëriñ yi dem leen ngeen expliquer leen parce que ñoom mën nañ ko bañ a xam dem leen ngeen expliquer leen li tax ñu yónnee Idrissa Seck wax loo ko nangam li tax ñu yónnee loo Aïssata Tall Sall wax loo ko nangam li tax ñu yónnee loo seen ñëpp wax loo leen loolu ñu ci yónnee ñëpp bu ngeen ko expliquer seen yaay yi dinañ xam que ni on est en danger te toog suñu kër yi mooy danger bu mag yi danger bu mag bi mooy nous laisser faire mooy toog suñu kër yi bis bu ñu toogee suñu kër yi on est foutu na ngeen fexe ba suñu sëriñ si xamee ko noonu toog suñu biir kër yi loolu mooy suñu maanaam bu ñu toogee suñu kër yi yàqu nañ bu ñu toogee suñu kër yi nañ xam ne yàqu nañ ñun moomatuñu suñu bopp loolu nag mooy seen kii final moo tax ci olof ñu ñëw fenn bëgg ñu jaxase ak suñu yaay ak suñu papa yi ci français ñu dem wax discours boo xam ne discours mbaamu xaraam la ci français li ñu wax billahi coup d'état la hold up la li ñu def dañoo fekk un combat légitime ñoom ñu jël combat bi tudde ko. Abonnez-vous sur votre chaîne OSR Monde et activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.